asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné Bataaxal TV ñu fas yéene ñëw ak yéen ci convocation bi nga xamante ni kii di Ibrahima Badiane ñu gën koo xam ci Iran Ndao jot na ko pour wuy ji fële sa commissariat central bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci information yi ñu jot kii di Ibrahima Badiane dañ ko convoqué fële sa commissariat central bu Dakar ginnaaw bi nga xamante ni dégg nañ ko fan yi yëpp muy kaasal diine ji di wax lan moo tax gouvernement bi di tëj jàkka yi ba pare bàyyi marché yi ñuy tijji di wax lan moo tax ñuy annulé li nga xamante ni moo di julli yi naafila yi surtout julli ajuma yi dégg nañ ko si ñu fas yéene ñëw ak yéen ci lan moo tax ñu convoqué Iran Ndao yan motif la ñu déclaré ak ñan ñoo war a mën a am intérêt pour convoquer kii di Iran Ndao ak convocation bi lan la war a mën a jur surtout ci jamono bii ñu nekk comme niñ leen ko annoncé rek ci début vidéo bi ñu fas yéene commencé yéen ak première question bi lan moo tax ñu convoqué ki nga xamante ni moo di Iran Ndao fële sa commissariat central bu Dakar ñu gis ni fan yi ñu weesu yépp moom rek moo nekk ci ñi nga xamante ni ñooy waxal diine ji ci rajo yi wala ci télé yi kuy défendre teesu lan moo tax ñuy tëj jàkka yi ak lan moo tax ñuy annulé julli ajuma yi depuis bi jàngoro ji commencé ba léegi li tax nag li ñu wax ni moo tax ñu convoqué ko mooy dafa am koo xamante ne dafa feebaroon di sàkku ci moom dimbal mu defal ko ket comme téléthon yi muy def di ko faral di defal ñu bari pour ñu am ku leen dimbali ndax seen loxo dafa jotul seen ginnaaw amuñu moyen yoo xamante ni dinañ ko mën a fajoo ginnaaw si gi ci la defal téléthon benn malade après mu wax ni kii di Iran Ndao daf ko escroquer xaalis maanaam dafa jël ci xaalis bi nga xamante ni moom la ko doon defal téléthon ba tax na ñu conduire ko fële ca cour de justice ñu gisoon ko tamit ci affaire bu mel noonu ak kii di Taïb Socé ci affaire or kon ñi nga xamante ni ñoo nekk ustaas yi dafa mel ni dañoo nekk cible bu ñu sukkandikoo daal ci information yi ñu jot convocation bi nga xamante ni kii di Ibrahima Badiane jot na ko di Iran Ndao amul benn rapport ak li nga xamante ni moo di lim doon wax pour gouvernement bi tijji jàkka yi ak jumaa yi pour nit ñi mën a dem julli ji amul benn rapport bu ñu sukkandee ci information yi ñu jot kii di Iran Ndao dafa escroquer xaalis loolu lañ ko wax comme motif moo tax ñu convoqué ko fële ci commissariat bu Dakar malade bi nag dafa wax ni kii di Iran Ndao daf ko déclaré xaalis boo xamante ni bokkul ak li nga xamante ni moom la jot ci téléthon bi mu ko doon defal. Deuxième question bi ñu ñëw ak yéen mooy ñan ñoo war a mën a am intérêt di taqal ki nga xamante ni moo di Iran Ndao bañ koy convoqué fële ca commissariat bu Dakar. wax nañ ni benn malade la bu mu doon defal téléthon waaye waxuñu tur malade bi waxuñu tamit malade bi fan la dëkk ki feebaroon waxuñu fan la dëkk waxuñu tamit tur bi kon ça veut dire que ni information yooyu dese naa leer amagu ci benn loo xamante ni lu ñu mën a sukkandiku la loo xamante ni lu solide la su fekkoonte ni dafa am koo xamante ni daf ko escroquer xaalis dina ko porter plainte ñu wax plainte bi wax motif yi mais ba léegi bu fekkente ni sukkandiku nañ ci information yu jot amul benn information buy leer buy wax ni bii malade la kii mooy papaam kii mooy yaayam fii la dëkk feebar bii la amee woon ak kañ la ko doon defal téléthon pour dimbali ko ci jàngoro boobu foofu tamit beneen question muy foofu boo xamante ni daf lay defal téléthon da nga ñëw ci moom di ko sàkku ndimbal ba mu lay defal ndimbal ban intérêt la ci war a mën a am pour di jëlaat ci xaalis boobu ndax yàgg nañoo gis kii di Ibrahima Badiane muy dimbali ñoo xamante ni même bu fekkul ñu feebar ñoo xamante ni dañoo nekk ci biir kaso yi ndax gis nañu ni mu ko amale woon ci fële sa kaso bu 10e ba nekk fële sa Thiès matelas ak yi nga xamante ni moom la fa daan indi yëre ak ndimbal yi nga xamante ni moom la indi woon foofu pour ñi nga xamante ni ñoom la ñu tëj foofu kon Iran yàgg naa dimbali ñi nekk ci ay jafe-jafe ñu am feebar wala ñu amul feebar wala ñu nekk ci ay jafe-jafe fële ca prison ba kon suñu dikkee ba tey jii ñu wax ni dafa am ku escroquer xaalis ku feebaroon mu defar ko téléthon pour dimbali ko après mu escroquer xaalis loolu du leer ci suñu bopp te ba pare waxuñu exactement kan la comme ni ma leen ko waxee woon kon am na luy ci biir kon foofu beneen question dafay posé wu muy ñan ñoo war a mën a am intérêt
di accuser kii di Ibrahima Badiane. ba léegi nekkagul lu leer kon accusation lañ ko mën a jàppe ndax amaguñu preuve yu leer yu wax ni lii c'est fiable kon accusation wala ba léegi. waaye ñan ñoo war a mën a am intérêt pour accuser kii di Iran Ndao ginnaaw bi nga xamante ni gis nañ ko muy def ci ay émission muy def ay déclaration di wax ni gouvernement bi dafay xeex diine ji warul tëj jàkka yi warul tere nit ñi ñu julli ji ajuma parce que dafa bokk ci diine ji warul tere nit ñi tamit jàkka yi ba pare di ubbi marché yi ñenn ñi di wax ni marché yi bokkul ak jàkka yi kenn ku nekk mën ngaa toog sa kër nga julli foofu te nit ñi bu ñu demul marché duñu am lu ñu lekkee te en plus fan yii rek ñu weesu ñu ngi gis ñu ngi dem di déclarer ni marché yi dañ leen di tëj pour weekend bi di leen tijji pour ñaari fan ñenn ñi di tijji pour 3 jours kon loolu nekkoon na mesure boo xamante ni waroon nañ kaa jël bien avant te tamit ci côté jàkka yi su fekkoonte ni budget bi nga xamante ni lii di mooy gouvernement bi jëloon nañ ko def ko pour nit ñuy dem ci àjjuma yi même bu fekkente ni dañuy tere rassemblement religieux yi muy gàmmu yi ak cant yi ak yeneen waaye julli àjjuma yi suñu rassemblé woon seen propre moyen jëndee xaalis bi ci war ñu jox ñiy dem ci jàkka yi yëpp ay gel jox leen ay masque jox leen ay gants s'il le faut ba pare indi ñoo xamante ni ñoom ñooy réguler nombre de personnes yi war a mën a dugg foofu même su fekkente ni amuñu espacement sax suñu takkee masque yor seeni gel kenn mën naa war a mën a bañ a wàll sa moroom te disposition yooyu dafa nekkoon loo xamante ni nekkoon na lu waa gouvernement bi mën a jël mais jëluñu ko kii di Iran Ndao nag doon défendre thèse boobu li tax ñu tëj jàkka yi ça signifie que ni dañuy xeex diine yi kon mën nañu njort ni ñooñu am nañu intérêt pour accuser kii di Iran Ndao pour noppiloo ko parce que gis nañu système boobu ñu def ko ak ki nga xamante ni moo di Mbaye Pekh ginnaaw bi mu waxee ne affaire bi nekkul fële ca Touba ñu convoqué ko def système d'intimidation boobu jàlloon na ak ki nga xamante ni moo di Mbaye Pekh ndax biñ ko convoqué ba bàyyi ko mu jënn bi mu xëyee daf ko weddiwaat ba mu set wecc daal di wax ni waxul ni jàngoro ji nekkul fële ca Touba kon ça signifie que ni war nañoo mën a def lu mel noonu ak ki nga xamante ni moo di Iran Ndao pour dellooloo ko ginnaaw si li mu waxoon di propos yi mu doon défendre di wax nit ñi ni gouvernement bi dafay xeex diine ji parce que loolu tamit dafay wàññi seen crédibilité ci kanamu Sénégal bi nga xamante ni plus de 95% sont des musulmans te julli ji ajuma nekk lu sacré ci ñoom dem ci jàkka yi nekk lu sacré ci ñoom su fekkente ni am na ñoo xamante ni commencé nañ koy jox nopp di ko déglu mën naa dem ba propos yi nga xamante ni moo di Iran Ndao doon na ko amal mu commencé di def effet ci population bi te loolu mën naa jur révolte mën naa jur tamit leneen ak leneen kon mën nañoo xalaat ni gouvernement bi war naa mën a nekk ci ginnaaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo convoqué Iran Ndao pour coller ko motif soi-disant que ni dafa am ci téléthon yi ñu ko daan jëf muy def depuis des années mu di ko def ñu accuser ko ci jaarale ko foofu loolu ba léegi pexe la pour noppiloo ko ñu espérer nag ci kii nga xamante ni moo di Iran Ndao bu jénnee mu indil ñu ay leeral ci lii nga xamante ni mooy convocation bi parce que nekk na loo xamante ni lu xaw a lus la parce que depuis mënoon nañ kaa convoquer bu fekkente ni amoon na bien avant mais lu tax ñu xaar ba à ce moment bi nga xamante ni jàngoro ji nekk na fi ñuy tere déplacement yi tere yëpp même bu fekkente ni am na ñoo xamante ni ñu ngi liggéey ba léegi di jël mesures yi nécessaires mais la question en est que lu tax ñu bàyyi ba moment bi ñuy interroger kii di Iran Ndao foofu la question bi nekk lu tax ñu bàyyi ba instant bi parce que mënoon nañoo xaar après avant pourquoi pas ci début bi mais gis nañ ni Iran depuis le début avant corona bi di ñëw ci fii Sénégal doon na défendre thèse gouvernement bi ni muy doxale baaxul lan moo tax jëriwul étudiants yi nekkoon ci Chine mun di ko défendre di wax ni su fekkente ni dañoo ragal a dem sax doon nañ def téléthon mook kii di Bougane Gueye pour dem jëli étudiants yooyu mu wax ni suñ ko joxee digal moom dina dem jëli leen parce que ragalul loolu su fekkente ni dañoo war a bàyyi suñu ay mbokk ñuy dee ci àll bi
dañ leen war a indi fi jël leen en charge. ñu bari sax bi feebar bi duggsee wax nañ ni li Iran doon wax am na, jëliwuñu étudiants yi mais am na keneen ku ko fi indi te tamit nekkul sénégalais, français moo ko fi dugaloon. donc au fur et à mesure affaire bi dem mu ngi contredire méthode yi nga xamante ni moom la gouvernement bi jël. ginnaaw bañ ci tujjee tëj jàkka yi, julli àjjuma amatul, koor gi ñëw naafila amatul, yooyu amatul. mennum Iran rek la ñu dégg ci guide religieux yi mu taxaw ci kanamu télé yi di défendre thèse boobu, di ko défendre tamit ci nim ko mëne. donc même bu fekkente ni nit ñi ànduñu ak moom ci système boobu, parce que diine tamit dafa bëgg nit ñi wér pour mën koo appliquer ni mu ware. yàlla dafa bëgg nit ñi wér pour mën koo jaamu, waaye war nañ ko mën a défendre parce que daf doon défendre intérêt yi nga xamante ni mooy intérêt de l'islam, di défendre diine ji. kon même su fekkente ni Iran jàpp nañ ko, nit ñi war nañ ko mën a soutenir, parce que daan na soutenir ay nit ñi nga xamante ni dañoo feebar wala dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe, soit ñu feebar amuñu lu ñu fajoo, soit ñu nekk ci hôpital yi, soit ñu nekk ci prison yi ak ay jafe-jafe. donc moom tamit mérite na soutien, même su ñu fekkente ni xamaguñu fan lay mujj.